ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci mbir boo xamante ni ñu bari artu woon nañu ci pour ñu def ci ab taxaw seetlu mais dañu jàppoon ni rek ak fi réew mi toll sur le plan économique politique injustice jarul woon ñuy perdre suñu temps ci nit ku mel ni Sanekh. mais dañu seetlu que ni gannaaw scandale bi mu def moom Sanekh dem ànd ak ay góor jigéen di leen xalaman di leen encourager ci lu ñu ne dafa am yeneen mbir yoo xamante ni dafa xewaat après ba tey ci milieu acteur série sénégalaise yi. parce que dañu seetlu que ni dafa am benn série bu bees buy xew ci biir réew mi ci benn chaîne YouTube duñ ko sax cité di leen defal promo mais ci série boobu noonu dañuy def lu ñu woowee promotion góor jigéen yi. producteur bi ñu koy woowee Leuz daañu ñëw ci moom parce que du la première fois moom Leuz di réaliser ay film yoo xamante ni day véhiculer ay contre-valeurs maanaam ay séries yoo xamante ni dëppoowul ak suñu culture dëppoowul ak suñuy diine parce que mbirum góor jigéen moom diine l'islam ak waa jàngu bi ñëpp a ko dàq donc du lu ñuy seetaan muy prospéré wu ci suñu réew. daañu ko xeex ba suñu dernière énergie parce que képp ku ko xeexul rek complice nga ndax yàlla ba muy alak askanu lëmm ndax mbirum góor jigéen xoolul woon ña ko nekkoon ak ña ko nekkul ñëpp la boole mbugal kon képp ko war a xeex du mbirum mandute. yenn ustaas yu naafeq yu ci mel ni Modou Fall daañu ñëw sax ci moom yiy wax ni nañ mandu ci mbir mi nañ dem jàngiwaat seen diine. parce que Sénégal dañu seetlu que ni léegi dafa bëri ay faux ustaas yi mbubboo diine ji di ci business di ci wut ay jeeg di ci fréquenté ñoo xamante ni li ñuy def yàlla gërëmu ko aada sib na ko donc ustaas yu mel noonu lépp lu bon ci réew mi ñoom ñoo koy wutal lay gàcce lañ pour képp kuy wax ni jullit nga ci biir réew mi parce que duñu véhiculer image boo xamante ni image bu baax la. donc loolu lépp tax na tey ñu def ab taxaw seetlu parce que liy raam ci ñag bi la jëm te bu ñu demee ba ay théâtre kat yu siiw taxaw di encourager góor jigéen ci mim réew alors que am na ay ndaw yu leen di suivre ay séries yoo xamante ni ñi ngi def promotion wu góor jigéen yi ndax lan ñu banaliser mbir mi ci biir réew mi ay oustaz yu tekkiwul dara taxaw di défendre loolu lépp baax nañu jàngat ko gëstu ko bu baax a baax. li waral coow li nag yaakaar naa ni yéen ñëpp yëg ngeen ko Sanekh dafa demoon bitim réew muy défendre boobee góor jigéen devant les caméras di ko encourager ci mbon gi nga xamante ni ci la nekk. gannaaw li lépp sénégalais yu bari naqarlu li Sanekh def li tax nag ñu bari naqarlu ko amaana bu ko beneen sénégalais defoon wala koo xamante ni kenn suivre ko amul benn influence bu mu mën a exercer ci ndaw ñi kenn du ci wax mais Sanekh moo ko wax moom Sanekh bi nga xamante ni bokk na tey ci théâtre kat fii ci Sénégal yu ñu gën a ràññee am na sax ay jeunes yu bari yoo xamante ni moom la ñuy toppandoor ci ni muy waxee ci ni muy defee comédie comédien nouvelle génération bi ñu ci bari moom Sanekh moo leen influencé bu ñu dugg ci. donc nga bëgg ko wala nga bañ ko da ngay nangu ni nit la ko influente ci domaine bi nga xamante ni fa lay yëngu léegi kooku tey bu demee ba bokk ci ay jotaayu góor jigéen parce que nit ñi pambay rek dañu xam mais ñoom góor jigéen yi nga xam ne dañu quitter Sénégal parce que jàpp nañ ne seen sécurité nekk fi pour dem bitim réew dund fa te ñu am ay organisation ay mbootaay di daje di def seen yëfi caaxaan acte bi rek dafa ñaaw mais yamu ci mu jël micro jàkkaarloo ak góor jigéen di ko encourager ci mbon bi nga xamante ni ci la nekk. loolu ban image lay véhiculer ci ndaw yi nga xamante ni ñi ngi rêver mel ni Sanekh ban image lay véhiculer pour ndaw ñi nga xam ne ñoo koy seetaan di ko suivre ñoo xam ni lu Sanekh def ñu jàpp ni dafa baax bu saagaa ndey sax dañuy reetaan mbir mi foofu la garaawee bu yemoon ci moom rek garaawul moom ak tëraayu bàmmeelam la mais répercussion bi mu nar a am ci suñu jeunesse parce qu'à la fin dañuy dem ba jàpp ni fréquenter ay góor jigéen di liggéey ak ñoom dara ne ko ci alors que baaxuñ ci askan diine dafa ne nañu leen rey ay poson lañ ci réew ku dem nag di liggéey ak ñoom yamoo ci di leen tagg ndax xaalis biñ lay may xaalis boobee nga jël ko di ko jox sa njaboot mu doon tooke ci ñoom kon yow bokk nga ci ñu gën a yées ci sa askan. Sanekh dafa gàcceel képp koo xamante ni acteur nga di yëngu ci industrie théâtre cinématographique fii ci Sénégal. ñu yaakaar ni fa la yem moom Sanekh jàpp ni bu ci noppee dina jéggalu parce que bu dul dara ñëppay juum Sanekh assumer li mu def di xas sénégalais yi. man j'ai tout ce qu'il me faut le chien aboie la caravane passe. musu ñoo ñàkk fayda musu ñoo wër di ñaan te li sëriñ Babacar Sy sama sëriñ bi di wax la am na loo xam ne kenn du ko tontoo ci mbedd.
donc gis ngeen ni Sanekh moom jom dafa xëy mu gont moo gën a ñàkk jom ci lu yàlla sàkk te li gën a reetaan lu ci mbir mi mooy mu naan le chien aboie la caravane passe maanaam Sénégal léegi da ngay def sa lu bon taxaw naan nit ñi dañoo soxor bëgguñ ko avancer loolu la ñu bëgg a def ci bopp xale yi li Sanekh war a comprendre mooy sénégalais ñeewul kuy liggéey ak ay góor jigéen di ko dundalee sa njaboot malgré li jikko yi yàqu lépp ci biir réew mi bari na ci ay sénégalais yoo xamante ni ñàkk lekk wala ñàkk xaalis moo leen gënal sàcc def lu bon wala dooni góor jigéen Sanekh ak ñu mel ni moom li ñu war a comprendre mooy def lu bon ba tekki du ndam. man am naa yàlla am naa yonent bi am naa Serigne Babacar am naa sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq am naa sama jabar am naa sama doom am naa suma ñaari séex yële am naa ñi ma bëgg maa ngi liggéey di ñaq di jëriñu man lan laay wute ci àdduna. ñaareel bi mooy Sénégal léegi dafa mel ni tendance la da ngay def sa lu bon ba pare di mbubboo sëriñ si te loolu jàpp nañ ni kër sëriñ si ñoo ko war a sax njëkk a xeex maanaam képp kuy def sa lu bon yaa xam mais bu ci tudd suñu kilifa yi nga xamante nii mosuñ dox ci yëfu caaxaan te li ci gën a yéeme it mooy dañuy jël ay waxu kilifa di ko interpréter seeni mbir yi nga xamante nii yàlla gërëmu ko benn diine gërëmu ko moom Sanekh yamu ci discours bi mu def mu ne moom am na jabar am na ay doom pour layal ni daal moom du góor jigéen maanaam ñoom dañu jàppee sénégalais comme ay dof li ñu war a comprendre mooy ci catégorie góor jigéen yi am na ñu ñuy woowee bisexuel mooy ñi nga xam ni dañuy sëy ak góor dañuy sëy ak jigéen bari na fii ci Sénégal ay góor jigéen yoo xamante nii am nañ ay jabar am ay doom alors que bu ñu génnee ci biti ay góor dañ leen di tëddee wala ñoom ñuy tëddee seeni moroom góor kon Sanekh bu mu fontoo sénégalais yi góor boo demee ba ñu lay jaawaleeg jigéen wala góor jigéen war nga xoolaat sa bopp. beneen nit mbir mooy gannaaw Sanekh ba mu defee jëfam gu ñaaw gi kenn ci ay oustaz duñu sax wax oustaz mais faux oustaz parce que mosuñu ko gis mu wax luy jëriñ askan wi lu ñàkk fayda rek lay wax muy Modou Fall moom Modou Fall def ab sortie ne wóorul sax ni Pambay góor jigéen la ba ñu naan Sanekh mi ngi jëflanteeg ak ay góor jigéen. wóoruma ndax borom ñaari tur la xawma ci dara mosuma koo gis te aw ma preuve buy wane ni borom ñaari tur la duma ko tuddee sax borom ñaari tur xawma ko. xam ngeen ni ngóor si kenn gënu koo nekk naafeq ab góor jigéen taxaw ni man góor jigéen laa quitté njabootam Sénégal dem bitim réew parce que jàpp na ni foofee la mën a defee jëf ju bonam te dara du ko ci fekk kookee assumé li mu doon nëbbutuwul nga taxaw naan dara wóorul ni góor jigéen la Modou Fall yaa yabaate dëgg. yemu ci moom Modou Fall faux oustaz bi muy incité sénégalais yi ñuy mandu ci mbir yu ni mel. nangam la waru koo waxta amoo ci preuve gëw ma ni man Sanekh mi ma xam dana encourager nit pour muy def lu bon Sénégal nag ñoo yàkkamti. ñun question bi ñuy laaj mooy moom Modou Fall kañ la mandu mooy kenn ci ñi ñuy wooyu oustaz ci biir réew mi koo xam ni li tax ñu ràññee ko mooy du xam-xam du xeexal diine du xeex mbon gi nga xamante nii moo ngi tasaaru ci biir réew mi li tax daal ñu ràññee ko mooy lijjanti mbirum jigéen yi teesante ak waxtaane ci lu ñàkk fayda kooku tey moo taxaw di jox leçon de morale sénégalais yi kooku tey moo taxaw di défendre góor jigéen yi ndax lan nee nañ Sanekh xaritam la maanaam ñoom du ñu wax te yàlla tax dañuy wax selon seen intérêt fi mu nekk dañuy wax selon affinité yi nga xamante nii amal nañ ko benn doomi aadama ñu ci mel ni Modou Fall ay naafeq lañ yoo xamante nii dañuy fowee diine ji di ci régler ay compte di ci sosal yàlla ak yonente mu tedd bi te li lépp nag ay misaalu mujjum jamono la maanaam ay nit dinañ ñëw di woote xam-xam wala oustaz wala kéemtaan alors que ay saay-saay yu mag lañ xaalis kese moo leen ñor. beneen point bi ñuy jeexalee ba tey mooy ci monde théâtre sénégalais parce que jàpp nañu lii yëpp du hasard benn bés Sanekh défendre góor jigéen ci même moment bi ñu lancé benn série sénégalaise boo xamante ni dañuy wane ay góor yu am melokaanu jigéen ki ko produire ñu koy woowee Leuz. d'ailleurs organisation bii di Jabra porté nañ plainte xam ngeen ni la meilleure façon pour influencer ab askan mooy di ko seetaanloo ay film yoo xamante ni yow noonu nga bëgg ñu mel. américains yi noonu la ñu def ba influencer àdduna bi yëpp jaare ko ci seen i habillement seen alimentation seen musique ak yu ni mel. après seconde guerre mondiale bi benn ci ay mbir yi nga xam ne exigé nañ ko dëkk yi nga xam ne guerre bi yàq na lu bari seen biir réew mooy cinéma américain bi dugg seen réew. parce que xamoon nañ ni ak cinéma mën nañ influencer Europe ak yeneen continent yi tey Sénégal c'est la même chose bu amee ay production yoo xamante ni mooy dox trop ci biir réew mi mooy série yi sénégalais yi ay série la ñuy gën a seetaan moo xam seen i kër wala ci internet bi. boo xoolee tey chaîne YouTube sénégalaise yi gën a populaire yëpp doole ci réew mi mooy yi nga xam ne dañuy produire ay séries sénégalaises donc c'est la meilleure façon pour influencer ndaw ñi
la preuve mooy groupe Canal Plus lu yàggul dara lancé na benn chaîne télé boo xamante nii ay séries sénégalaises kese lay diffusé parce que marché la bu am doole. donc lobby yi nga xamante ne nii dañu bëgg a saxal suñu réew mi ay mbirum góor jigéen franc-maçonnerie ak yeneen xeetu mbon séries sénégalaises yi mooy yoon wi gën a gaaw pour préparer génération yi nga xam ne ñooy ñëw. parce que li ñu seetlu mooy am na plan bu efficace pour que góor jigéen ñi ñu mën leen accepter fii ci biir réew mi at yi di ñëw. preuve bi mooy suñu gouvernants yi ñi nga xam ne ñoo ñu jiite à chaque fois bu ñu leen laajee ci mbirum góor jigéen yi duñu wax ni duñ ko mës a légaliser ci biir réew mi li ñuy wax mooy Sénégal pareegul maanaam ëllëg mën nañu pare. léegi nag naka la ñuy def ba pare dañuy jaar ci séries sénégalaises yi nga xam ni ay sénégalais ñoo koy jouer jox ay acteurs ay rôle góor jigéen pour que li ñuy gën di dem mbir mi ñu mën ko banaliser. parce que objectif bi loolu la à force ñuy seetaan ay séries yoo xamante ni ay góor jigéenu sénégalais ñoo ko jouer yow day dem ba dootu la choqué noonee ngay demee ba dëkk góor jigéen wala mu doon sa xarit te du la choqué benn yoon foofee nag la processus de légalisation bi di mën a nekkee. léegi nag producteurs yu ci mel ni Leuz xamuñu nag ñan ñoo ne ci ginnaawam pour que muy véhiculer message yu ni mel ñoom dañuy incarner processus boobu noonu. parce que fii ci Sénégal am na ci ay mbir yu bari yoo xamante ni mën nañ ko interpréter ci film lu tax nga bàyyi fi loolee lépp tànn góor jigéen yi loolu question bu mag a mag la te bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti. ce n'est pas la première fois moom Leuz di produire film yu ni mel maanaam ay film yoo xamante ni day véhiculer ay contre-valeurs moom moo fi produire woon série bii ñuy woowee Dina Ma Neex muy ab film boo xamante ni ab xale bu jigéen dafa jël appartement am liggéeyul mais ci góor yi la ko yaakaar muy film bu am effet trop bu am ay conséquences ci xale yu jigéen yu bari. parce que tey ci région bu ci mel ni Dakar appartement yu ci bari mooy appartement yoo xam ne ay 300 000 lañ koy loué ay xale yu jigéen ñoo fa nekk te xëyuñu gontuñ di def lu ñuy woowee prostitution déguisée. loolee di wane film bi nga xam ne mooy Dina Ma Neex ni mu influencé xale yu jigéen yu bari ñàkk loo leen ambition def seen bopp yi que mun nga am xaalis sans que nga daan sa doole juste pour wal leen naka la production cinématographique wala série mën a influencer askan rawatina ndaw ñi surtout nag bu fekkee ni acteurs yi nga xam ne ñooy joué ci film yooyu ay sénégalais lañ comme yow. donc jàngat bi tey loolu la woon maanaam artu sénégalais yi ci mbirum góor jigéen yi nga xam ni mi ngi commencé jël ampleur ci secteur théâtre bi ak série yi fii ci Sénégal te ay sénégalais ñoo koy def ay acteurs ak ay producteurs nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que liy raam comme nañ ko waxee sànq ci njëg bi la jëm donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.